Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. na am na question boo xam ni suñu mbokk Zaw Mbengue nga posé woon na ko lu tax tontuwuma lu tax cours bii passé suñu mbokk Mouhamed mi indi opération wu doomu aadama lu tax ma posé question bi ma posé lu tax parce que yëpp a duggante xam nga dafa am lu am gis nga bëri na ku yaakaar ne problématique bi nga am sa kanam compliqué na fekk ne yaa ko compliqué moo tax la plupart du temps question yi dana bëri fekk ne benn raisonnement bi la rek te kon benn question la moo tax di jouer ci biir logique boobu dafay yomb mais ñu ñëw ci question yi boobu am na si yu am solo yu ñu jot a posé. Mohamed daf ma wax ne bi njëkk mooy question wu dëju doomu aadama. question dëju doomu aadama nu ñu koy def. Waaw opération yu yëpp ñu def ko ba pare mu ñëw jub si fu mu miin waaye wóoru ko muy dox di dox ba daje kër gu mu miin waaye wóoru ko mu dugg ci biir daje kanam yu mu miin waaye wóoru ko waaye mu gis ni dañoo am dëj mu ñëw xool néew bi moom xamu ko xàmmeewu ko xamul fu mu xamul sax lu nu mbir yi demee waaye am lu ko ne jàppale leen rek ñu ànd di ànd ñu denc néew bi ba dellu siwaat ba mu dem waaye muy wër ba dajewaat ak yàlla ne ko am man de dafa am lu ma jaaxal mu ne ko bi ci njëkk mooy ba ma jógee ci yow ba léegi maa ngi wër rek maa ngi wër di wër waaye xaw ma fu ma jëm mu ne ko ñaareel bi dafa am dëj bu ma dem quartier ba xaw naa ko xàmme mais wóoruma kër ga xaw naa ko xàmmee mais wóoruma ña fa nekk xaw naa leen xàmmee mais wóoruma et pourtant ma jàppale leen ci dëj bi ak lépp delluwaat ci sama wër gi yàlla ree ne ko mu ne ko kon xamoo fi nga demoon fan la ne ko dee mu ne ko pourtant sa koñ la foofu nga màggee foofu nga juddoo foofu nga defee sa lépp mu ne ko lu tax kon xàmmeewu ma ko mu ne ko parce que sa perception l'a changé yamatoo ci sa gisinu bët su ruux xippi na te ni la sa bët di waxee ni lii laa gis su ruux dina naan lii laa gis kon nag di nga xëy gis fa loo xam ni sa bët di la ne lii boo ko fa woon su ruux ne la fii la mës a nekk comme nag information bu bees la da lay jaaxal mu ne ko ñaareel bi kër ga sa kër la fa nga juddoo fa nga màggee fa nga defee lépp mu ne ko ña nga fa fekk say mbokk lañu yaa màggadoog ñoom seen kanam nga judd defek ñoom lépp mu ne ko kon lu tax xàmmewu ma néew bi mu ne ko parce que yow la mu ne ko parce que yow la mu ne ko nag dafa fekk ni li tax xàmmewoo ko c'est parce que da nga jóge ci stade jëm ci stade mais gis nga nag problématique bi ñu posé daaw fii lay leere lan moo tax xàmmewul néewam parce que booba muy gaañu xamul boppam comme booba muy gaañu xamul boppam mais xam nga seetu ni nga mel la war a wan waaye ki xam boppam
mu mën a am image bu claire wala ki gis boppam nag gëm boppam yooyu bu mu ci gën a topp rek image bi di gën a altéré wu di gën a altéré wu ba xëy mel noo xam ne boo taxawetee ci kanamu seetu bi di nga ne ah waa dëmbëgee kan la moom nag looloo ko dal bi mu ci gisee loolu nag xam ne ah nit day am wéeruwaay kon nag day jël boppam dénk yàlla embauche am waaye bu embauche aussi amee il faut que ñu xam compétence yi ni mu demee bu ñu xamee compétence yi ni mu demee xam ci ban division lañ koy mettre buñ ko mettre ci division xam kan moo koy superviser kilifa ñëw dëj baa nga am na benn mbokk bu laajte quelle est la finalité de la pureté est-ce que daf lay yóbbu ci dëkkaaleeg yàlla déedéet pureté objectif am niru yàlla la Dieu a créé l'homme à son image yittey nit la nag léegi mu fexe ba image bi gën a net gën a clair bien vrai que nag ak lu mën ci xew roy du niroog pire waaye nag ku nekk sañ ngaa defaru paasewul léegi mbokk bi ba léegi moo laajte légèreté utile est-ce que mooy toroxlu ba léegi bokkul légèreté utile justement moo lay permettre nga xàmmee toroxlu suufeel sa bopp ak xam foo àgg ak foo àggul ñett yu bokkul toroxlu miin nañ ko te mooy bon du sax suufeel sa bopp parce que ba léegi bokkul parce que suufeel sa bopp extrême la suufeel sa bopp dafa bokk par contre ci légèreté dangereuse ndax bokk na ci liy lor nit mais toroxlu gi ba léegi taxul ñuy wax parce que toroxlu gi moment la danga koy def jàll ci leneen mais xam foo àgg ak foo àggul moo lay permettre nga xam lan la yàlla soxla ci yow ci moment tey c'est-à-dire que bu la yàlla ne génneel ma mbalit gi doo fa nekk di lijjanti ay est-ce que fa ma koy jàppee ci lim na est-ce que amoo keneen koo yónni ak yu mel noonu da ngay xam ni ak daraja boo mënti am grade boo mënti am ci kanamu yàlla doo kenn waaye nag du tax keneen taxaw sa kanam nga nangoo suufe gis na loolooy légèreté utile. est-ce que bu ñu demee ci entreprise bi ba rentabiliser investissement bi ci nekk est-ce que du loolu mooy yóbbu nit ci noblesse waaw bu investissement bi rentable en effet wax ji mooy foofu du investissement la ñuy tudd foofu par contre entrepreneuriat la parce que da ngay sonn ba dajale li ngay dajale ci ni mu ko posé doogay mën a dugg nag léegi ci cadre noblesse boo àggee ci cadre noblesse nag fa la investissement di tàmbalee mais problème bi mooy boo investiree ba delluwaat ci servitude ah noo investir sa alal parce que quelque part am na fu fayit am lan moo tax xam nga bu ñuy wax noblesse wax servitude lii indi problème bi mooy dañoo déggul baati lan moo tax noblesse médaille yu martyr la te kon fekk deewoo doo ci jot waxuma nag suñuy deewu yii maanaam deewu waxin la servitude nag choix la nit ki mooy tànn servir waaye ça ne garantit pas la noblesse noblesse bi lan moo koy garantir d'abord choix de servitude bi bien sûr mën na ci influer waaye du ko garantir li koy garantir mooy tâche biñ la sant ban méthode nga ko remplir ban efficacité nga ko remplir yan dégâts collatéraux nga ko remplir mais surtout
yeneen yan problème nga réglé waale. lii mooy tax yàlla di tappal nit médaille noblesse waaye nit ki du ko yëg lu dul yàlla jot ci moom tege ci ay loxoom. li tax loolu góor gi daf ñu ko jàng ci yonent yàlla Yuusuf lan moo tax il a fallu mu daj li mu daj yëpp ba pare yàlla doo koy nangul ne yonent la doo koy wax ak moom ne ko yonent la te daf ko wax ba pare xëy faat ko. lan moo tax parce que bu ko defoon avant mission bi yàqu. foofu servitude mooy farataam. il a fallu mu servir ba pare doo koy mérité noblesse am te comme nag xas na noble ña fa nekk est-ce que mérité nañ ko kon nag il faut que yàlla jot ci moom. xam nga pour sax gën ko simplifier góor gi daf ñu jàngal ci ñaari baat muxlisin ak muxlasin mu ne ñii mooy ñi nga xam ni seen lépp yàlla lañ ko defal amuñu leneen luy jóge feneen mais ñi ci des ñoom it yàlla leen defal seen lépp waaye xaaruñu yàlla defal leen dañoo jóg ñoom it njëkkee seen yitte paasewul lii mais nag li tax thème bi di compliqué boobu mooy inconnu bi parce que inconnu bi boo seetloo même question yi fi jot a jaar yëpp ku si nekk ak ni nga ko interprété mais gis c'est justement parce que ku si nekk ak ni nga koy interprété moo tax mu daaneel ñëpp. beneen question. est-ce que bu ñu tëjee safara dina amati finalité. safara ak àjjana du endroit simulation la du place simulation la te logiciel yépp yàlla moo ko def ci nit ba pare moo tax yàlla soxlawul ay fourneau yi déedéet nit ki mooy mbugal boppam ci biir simulation bi siècle après siècle fekk nag nit ki ci boppam module central am demul ba reconnaître ni li yàlla rafetluwul ci nit ki dañ na mbugal bi du arrêté pourtant góor gi jàngale na ko ci Mauritanie lépp yàlla nga ko tënk ci nit moo xam àjjana gi la moo xam safara si la ce qui fait que safara si du problème mu mbugal nit moo ko yëkkati déedéet jubbanti nit moo ko yëkkati dafa fekk ne méthode bi gën a extrême la te mooy dellu ci li ñu expliqué woon bu nit jëlee ndox jëriñu ko nit jël suuf jëriñu ko mu jël xeer jëriñu ko yàlla dugg ak moom ci safara mais bu ko safara jëriñul nag fu mu jëm expliqué nañ ko bi passé te mooy yàlla da koy delloowaat ci ngelaw ndax bu ngelaw amul safara mënul nooy waaye ban ngelaw la ñuy wax ngelawu mbaaxu yàlla nga xam ne bu ko wóoree ni lépp jaar na fi dara réglé wul mu xam ni maa sañ maa def moom moo ko sañ mu jaar mu upp la ngelaw goo xam ne da ngay jékki-jékki ni man de maa ngi woon ci musiba kon nag lii jeex na tey exaltation dugg si mu jeex tàkk. dafa cité Marco Oberg ne dafay faral di def sortie de corps exploratoire mu ne est-ce que loolu mooy dem Barzak dellu si waat. non bokkuñu ndax kiy def sortie explorative boobu desi naa maîtriser ay éléments lu tax jëmmam àndul ak moom ja Barzak nag ñi fay tukki di fa dem mais seen tànk ay tege lan moo tax c'est très simple seen yaram rax na
comme seen yaram rax na nag passe partout la. gis nag ñooñu la yàlla di may dem àjjana sañ a lekk parce que nag daf ci am loo xam ne nit ñi seetluwuñ ko àjjana am na lii am na lële neexee na nii peex mi léegi lële waaw xanaa du àjjana ruux a fay dugg ruux yëgul benn ci te doyewu ko dara kon nag banaana yeeg lekk geeg michu yeeg yooyu yëpp noo koy def xanaa toog di ko seetaan toog di seetaan ñi nga xam ne def nañ seen yitte ci seen bopp def nañ seen yitte seen diggante ak seen borom ba bu ñu sañee seeñu te mooy li mu wax bi passé àjjana neex na yaatu na waaye am na ay mbedd ku nekk ci mbedd nag amoo dara ah di nga yër nu biir fenêtre an ay waay bu ma sañoon jot ci pooj ba la de muy suwul li gis nga yàlla loo gis mérite la loo gis mérite la julli naa sama àdduna yëpp yàlla may na ma àjjana waaw taxul nga am foo dëkk de taxul nga am loo fa nekkee de taxul nga mën a jot ci bànneex bi taxoon ngay ree sa bopp boobu ba léegi waaye xam nga yàlla fi muy nattee mbir yi c'est extraordinaire àjjana la yitteel li nga jot ci àjjana waaye li la tax a sonnee àjjana est-ce que mérité nga ko kon doo ci jot waaye ki nga xam ni moom àjjana ak safara benn yitteegul ko si bëtam moo ngi ko teg ci yàlla mi bind ñaar yëpp te tax ñaar yëpp di fonctionner mais kooku bu mérité wul li tax ñu bind àjjana ku ko mérité mais gis nga yàlla il est extraordinaire lan moo tax ki xas ba mérité àjjana soxlaatu ko ki xas ba mérité àjjana soxlaatu ko ndax dépassé na règle yi ko régir dépassé na cadre yu ndaw yi nit ñi créé ndax moom fi mu toll àjjana neexaayam safatu ko dara ndax ñam na yàlla kooku nag kenn du ko ñam di gisati leneen moo tax foofu xëy na de temps en temps rek lu mënul ñàkk rek ay farata luñ ko moo tax ah mbir yi lu jar a xoolaat la. am na kuy laaj rôle intention ci classification acte de noblesse ak acte de servitude lan mooy rôle intention. mais mooy origine bi mais aussi mooy facteur modificateur bi lan moo tax bu fekkee da nga am benn yéene bi ne da nga yéene servir xam nga sax waxtaan nañ ko ci semaine yi passé te mooy yéene bi moo nga fa mais acte bi yitte gi bi mu war a àndal est-ce que tolloo nag yéene gi mais même bu fekkee dañ ne tolloo na par défaut y a aucun problème wax ji mooy est-ce que wóor na la yéene gi falsifié woo ko benn est-ce que wóor na la ni dénaturé woo ko est-ce que ñett wóor na la ni li tax nga yéene leer na la ndax bis bu nekk nit ndax boppam bu fekkee da nga ne da ngay def ngir yàlla est-ce que da nga def réellement ngir yàlla wala da nga def ngir yàlla gis la gis nga yii yëpp dafay modifier en fait nature yéene gi lii yëpp nag lu jar a étudier la moo tax ñu indi ko bii passé. soxna si laajte est-ce que martaba juddu ci jigéen nekkul pureté dangereuse. ah gëwuma ko de gëwuma ko lan moo tax da ngeen di bàyyi xel ni nit lu mu amul ci boppam daf ko sondul ci boppam noonu rek la toll moo tax xam nga mën nañ ne jigéen daaw sax indi nañ ko ci xëy na genre mënuma ne défaut mental mais prédisposition mentale lay wax boo xam ne xëy na moo ko am mais loolu en fait effet secondaire avancement am la effet secondaire supériorité am la lan moo tax c'est très simple gis nga ku gis sa doole wóolu sa doole waaye fekk xamoo doole jàmbur doo tey loolu tax jigéen mu wóolu jugement am daf ko yomb wóolu xalaatam daf ko yomb mën na gis logique bu ne mais bosoo ma ko gënal lan moo tax dafa am fi yàlla jaar ak moom ba pare moo tax mën naa comprendre inquiétude bi tax mu posé
est-ce que du pureté dangereuse mais je pense pas que pureté dangereuse la mais je dirais plutôt que légèreté bi moo desee utile lan moo tax est-ce que bu ñuy raisonner est-ce que bu ñuy xalaat est-ce que bu ñuy doxal seen logique ñoo ngi koy doxal ci lii mooy jëriñ wala lii la yàlla soxla ci man wala ñoo ngi koy doxal ci bu ma sañoon lii la yàlla soxla ci man bu ma sañoon nii la ma yàlla li tëraleel alors que buñ ko teeloon aj ci yàlla lan la soxla ci man ki ma yàlla boole lan la soxla ci man pénc mi lan la soxla ci man nan laay fexe ba li ma wër yëpp mën a sax parce que loolu mooy jigéen loolu mooy jigéen xam nga pourtant góor ak jigéen dégg ko yomb na xooleen asamaan ak suuf xooleen asamaan ak suuf suuf bu melul ni mu war a mel est-ce que dana saxal li mu war a saxal mënu ko et pourtant suuf bu saxalul lan lañ koy doyee mënul nekk et pourtant scientifiquement il a été prouvé que garab fu mu sax taw fa la gën a yomb lan moo tax ni système bi tëddee moo tax muy reconnaître ni place bi nanga mës na fa am jëriñ na fa kon na fa yokk góor asamaan la bu tawee gis ni suuf saxul ah yaakaaram tas kon nag mu xooli feneen fu mu ko sotti mu jeex waaye jigéen nit day def ni suuf te mooy bu toogee mu wóor ko ne asamaan li ko war digganteem ak moom defu ko moom mu def li ko war ci boppam lan moo tax désert boo dem fekk fa cactus et pourtant taw amu fa teewul suuf a ngi saxal jigéen a ngi noonu. est-ce que doomu adama bi jël destin def ko yoon dem ba gaar bi ñu def ko pièce détachée pièce détachée boobu ñu ko def est-ce que du loolu mooy réincarnation te nee na bu dee réincarnation kon baaxul. non c'est-à-dire que réincarnation beneen processus la réincarnation processus d'urgence la ci naka ki nga xam ni tey jii am na mission bu mu war a def pour une raison ou pour une autre am lu ko gàllankoor ci àggale mission boobu moo xam imprévu dafa am wala ñu woo ko en urgence ci beneen situation ruuxam def départ fii réincarnation di intervenir fenn la te mooy jëmm ji nga xam ne moom la amaloon connexion foofu bu fekkee dañ ko denc ba mu yàqu te mission bi mu waroon def si fii il faut mu dellu si àggali ko ci lañ koy jox benn tuuti waay benn jëmm boo xam ni apparence d'emprunt la mën na nekk ci jëmmu animal mën na nekk ci yeneen xeetu jëmm mën na nekk sax ci ngelaw pour wax la mais du lu permanent c'est-à-dire lu temporaire la le temps que li mu waroon def mu def ko wala boog mu contribuer lu tolloog li mu waroon a def bu paree départ na loolay réincarnation bokk naka ñu def la pièce détachée day mel ni tey jii ki nga xam ne tey jii dafa yore ordinateur am di ko utiliser gis ni disque dur am dafa fees xam na ni bon li mu yore ci information fii soxla na ko mais il faut aussi mu am beneen disque dur mais ñaar mën na nekk bu fekkee machine am na place su mën a installer beneen disque dur mën na dem ci marché bi jënd beneen disque dur installé wala mu wuti disque dur externe gis nga pièce détachée yépp ci lii lay dugg te mooy da ngay xool yow mi nga xam ne yaay jënd pièce détachée bi yaa koy jëli est-ce que répondre na à tes attentes est-ce que mel na ni mu war a mel est-ce que qualité bi baax na boo xoolee yooyu yëpp ba pare lii farata il faut nga nettoyer ko lan moo tax nit logiciel am dafa sob ci léppam lay dugg cellule nit boo gis dafay am sauvegarde identité am loolu tax comme li ñu ko waxee bi passé néew il faut nga sangu ko parce que lu rax ci programmation bi rek yàq calcul bi moo tax il faut nga formater disque bi boo ko formaté ba mu wóor na ne beneen donnée raxu ko nga doog ci dugal sa yos lii rek la. am na ko laajte lan mooy siège ou imagination. Siège ou imagination mais comme tous les éléments mentaux le cerveau
wax ji nag mooy ci biir développement imagination boobu ci biir croissance imagination boobu muy dépasser cadre imagination di jëm ci cadre processus de simulation yan zone lay occupé ci nit parce que boo xasee ba egsi ci moment boobu ci stade yooyu mais imagination day dugg ci yaram dugg ci xel dugg ci ruux lan moo tax dafay bokk ci processus d'amélioration aux composants yi dafay bokk ci processus d'amélioration aux composants yi imagination tey ji am na foo ci àgg moo lay permettre tey ji sa xel day gën a ñaw ngay gën a gaaw a analyser gën a gaaw a réfléchir da lay permettre tey ji sa yaram sax di mën a anticiper yenn situation yi parce que yenn saa yi yaram dina jot signal boo xam ni miinu ko bu fekkee imagination bi fekkee na mu développé ni mu war a développé dina ko permettre en fait mu teel a def benn genre décortication mën a xam à peu près lan mooy importance su signal bi lan moo tax ñuy wax à partir de là nag mu transférer signal bi bu fekkee ci ruux la moom it même chose day permettre ruux dugganteem ak xel gën a yomb ci biir loolu nag ci le processus su fabrication matérialisation di doogay mën a dugg mais loolu tamit day fekk nit ki am matériel beeg li ci des pour mën a matal nag léegi loolu yëpp. Avant-dernière question, est-ce que ñëpp ñooy porté wu volontaire pour dugg ci servitude? ni ma ko waxee sànq c'est un choix à faire ku si nekk yaay tànn mais nag gàcce weesuwul nga tànn ba pare ne bu ma yëgoon kon nag ku nekk nag booy tànn xamal li ngay tànn lan la te xam ne lim la jaral c'est aussi simple que ça. Question bu mujj bi. Dieu a créé l'homme à son image. ndax c'est sélectif ndax yàlla dafa tànn ñi mu bind à son image wala ñëpp la bind à son image. Est-ce que xam nañ image bi lan la dama am sama benn mbokk moo ngi fi toog sax dañ doon mës a waxtaan téléphone ñuy waxtaan ci wàllu yàlla ma ne ko xanaa xamoo ni mu ne ma ne ko yàlla titre yàlla mu ne ma ne ko yàlla dépassé na ko mu ne ma ma ne ko waaw ma ne ko titre yàlla dépassé na ko parce que évolution bi muy xaar ci ñun ci boppam la ko tibbee yàlla mooy évoluer moo tax ñu ne ñu war a mën a sañ a évoluer noonu rek la toll te kon Dieu a créé l'homme à son image mais quelle image? Une image d'évolution, une image de perfection, une image d'amélioration quotidienne loolooy image bi looloo tax nit balaa moo doon nit il faut que mu jaar ci doomu aadama bu ci jaaree ba pare def évolution bi doo koy gën a jege image bi paasewul lii. ñu jéggalu dafa am question bu ñu tëb te mooy vers l'inconnu. nattu wala nangu fan lañ koy wëree ci xel ci xol ci ruux ban moo ciy nangu xel la wala xol wala ruux. bu nangu amee ñett yëpp dugg nit mooy nangu te kon boo ko étudier xam ne kon c'est une question de volonté mais maanaam du volonté comme xëy na yenn cas yu extrême yi c'est-à-dire que c'est un simple choix lii taxaw sa kanam est-ce que nangu nga ko maanaam pas nangu dans le sens où xalaat naa ba sama xel dal ci déedéet est-ce que nangu nga ko mais est-ce que accepté nga mu dugg yow ci sa système ci sa fonctionnement loolu mooy nangu wax ji nag mooy est-ce que noonu ñu ko décrire est-ce que noonu la ko nit ñi di dundee c'est très important xam nga lu mel noonu moo taxoon sax man may indi sama naxee mbaay gi sax parce que question bi Zao posé les besoins de base ñu ne quotidien le problème mooy kan la yàlla def journée am nekk 20 ans kan la yàlla def journée am nekk 50 ans kan la yàlla def journée am nekk 1000 ans loolu il faut ñu jël ko en considération mais li tax ñu war ko jël en considération li tax sax bii passé bi muy intervenir aat ma ne am na ñoo xam ne norme sax tënku leen c'est parce que tey jii mën nañ ne lekk yaakaar naa nelaw ak banati la waxoon
zawa boo waxoon naan ok léegi ki nga xam ne yàlla li mu décidé ci wàllam mooy ni muy lekkee mooy ni ko garab yi di defee te mooy fu ko jant bi tiimee rek moo ngi lekk kooku benn cas la benn exemple la ki nga xam ni tey jii humidité bi nekk ci ngelaw gi fu mu rombee yaramam absorbé ko muy naanam mais noo koy natte mais ki nga xam ni tey jii ci fraction de seconde bi mu gëmmee yàlla dugal na fa repos am yépp noo koy natte gis nag yii yëpp pourtant génnul noblesse ak servitude parce que lan mooy servitude lan mooy essence su servitude mooy lan mooy lépp lu yàlla soxla ci yow ak lu mu mënti doon ak fu nga ko mënti soxlee ak anam gu nga ko mënti soxlawee da nga ko koy jox moo tax loo nekk sëriñam il faut nga delluwaat nekk ndongo waaye yàlla doo liggéey ba sonn mu lay delloo sa ñaq déedéet liggéey nga ba nekk sëriñ boo delluwaat ndongo li nga xamoon ba ngay nekk sëriñ ngay yóbbaale ndax mu jàngalaat la yoon bi boo demaatee ba àggaat mooy nga ne ngay doogee naan kon nekk lii yëpp romb naa ko fi di gisuma ko xaar ma delluwaat Habib day tooñ pourtant de loolu la nekkoon objectif bi te yàlla xam na ni bañ koy tuddee aller retour xamuñ la ñu ko tudd loolu lan ba ñu góor gi jàngalee concept bii yàlla xam na ni tuuti ñu dof pour wax la gis nga lundi bii passé yàlla xam na ni li ñu dal ñun ñoo ko xam fi ñu góor gi toll ñun ñoo ko xam fi ñu jaar ak moom ñun ñoo ko xam la ilaha illallah Pape Cheikh mbii sedda la ci ñaata yoon lañ toog fii ci salle bi mu ñuy jàngal yoo xam ne doo ko fekke ci téere doo ko fekke ci waxu nitu yàlla doo ko fekke fenn xam nga lu tax am na loo xam ne alxuraan sax fekkee wu ko moom mi ko fekkee moo ñu mën a toog fii nañu nii la demee sama góor gi xamoo leen ko waaye nag sama fulla ngi ci leen de bu ma wóoree ni mérité woo leen ko ma nangu ko nag yéen a ngi reelu sérieux lay wax ci man fi mu ma toll maa ko xam waaw sant yàlla mais nag nuance yu mel noonu dafa jar di xàmme xam nga yàlla xam ne fan yi ci ginnaaw laa toog ndeysaan sama xel di ci dellu ay rey di ma jàpp may fàttaliku ndeysaan ba ñuy doogee tàmbali liggéey bi sama gars yi ndeysaan sawar xër lool maa ngi woote ne nañ dem yow toog nga 2 jours defoo dara foo nekk dañu woo maam mu verbaliser la de yooyu yëpp mais xam nga yëg ni croissance a ngi am farata la yëg ni njëriñ a ngi am farata la te loolu def di loo xam ni ñoom ñii dama leen ko yàgg sant dama leen ko yàlla yàgg ñaan te mooy dama leen ñaan ni suñuy gisee ak suñuy waxtaan bu demee ba juratul njëriñ nañ ko bàyyi te maa ngi leen di waatale nii ma taxawee seen kanam bu fekkee juratul njëriñ dañ koy bàyyi ndax nag wax di feesal nopp nit ñi pour lan wax junne ak wax téeméeri heure pour lan ñaata mag a fi jaar jàngale nañ lu ne góor gi jàngale na fi lu ne daa tax kenn dégg daa tax kenn jëriñu kon nag am na loo xam ne buñ ci àggee mais ñi ko yàlla jagleel rek ñoo koy jël te mu dellu ci sélectivité bi nga tudd sànq am na loo xam ni c'est sélectif en effet mais c'est pas sélectif parce que c'est prédéterminé c'est sélectif parce que ñi nangoo def yitteem bëriwuñu c'est sélectif parce que ñi nangoo def yitteem bëriwuñu c'est aussi simple que ça moo tax niñ ko tuddee bale passé rek yàlla bu ñuy tudd projet nit ñaata milliards yi nit a fi jaar ñépp moo ñu ci suuf mu dëxëñ te féetewu ko fenn et pourtant li projet bi di rëy li muy laaj lu muy bëri investissement bi lu mu rëy benn spécimen la ci soxla moo tax
en effet li ci am doon wax sànq c'est une course c'est une course wax ji nag mooy oto bu nekk ak moteur am oto bu nekk ak paanam oto bu nekk ak chauffeur am ndax am na chauffeur yoo xam ni xamuñ dara ci mécanique moom daal lañ dugal vitesse muy daw rek wax ji nag mooy kuy njëkk a àgg ak ko àgg loo fay fekk. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ah kàddu yi gudd na guddi na ah toogaay yi yàgg na ah jéggalu ci yëpp rek dafa fekk ne am na loo xam ni moom il faut muy leer ni ñu ko daan faral di déggee nay leer Moustapha bëggul lëndëm ah yàlla nañ ko si yàgg niru ah sant yàlla kon nag ñu dellu ñaanalante jàng fatiha ñetti xuraysh fala xeer naa salatul fatih ah xam naa nag cours prochain nag dañuy jox oustaz Pape Cheikh mu jàngal ñu nag jeexitalu ñaan gi nan lañ koy defee ah dama tawat ni nga ko daan waxee dama wopp ah sant yàlla kon ñan def li waaj a defoon ñëw taxaw ñëpp di ko xaar mu waxtaan mu xool la xam ni tayal na ko lool mu ne gars yi xam ngeen li ma bëgg a wax gars yi ne ko déedéet mu ne xaju fi nañ bàyyi ba déwén mu ñëwaat ne gars yi xam ngeen li ma bëgg a wax gars yi ne waaw mu ne kon jaru ko nañ dem ba déwén ñu demaat at ba ca topp ñëpp ñëwaat mu ne gars yi xam ngeen li ma bëgg a wax ñii ne waaw ñii ne déet mu ne ñi ko xam wax leen ko ñi ko xamul ñu demaat ba déwén ah kon nag ñu jàng ñaan bi te yeewee ko ba beneen incha allah bismillah